Voilà, salam alaikum. Sen Kharit, Mohamed Moujtaba Kane, expert marketing. Vous si kaname, donc les nous commencer live bi, Inch'Allah. Voilà. Coucou Laï Bomba. Voilà, j'espère que tu t'es un peu reposé. Voilà, pour mon seetaan en direct et puis tamit indaale say contributions. Voilà, donc yow moom ñu ngi lay xaar bu baax a baax a baax a baax a baax pour ñu mën a ñangal waxtaan bi ba incha allah ñëpp gis ci seen bopp voilà donc loolu moom ñu ngi la ciy xaar bu baax xaar tuuti quelques minutes le temps que ñu mën a finaliser xaar tuuti sama xarit Alpha Bijou Thiam nga xam ne moom mi ngi ci bijou yi xarañ ci lool di ko xaar mook suñu yeneen xarit yi incha allah ñu ñëw léegi donc loolu ñu ngay toog di xaar tuuti alors donc Alpha Bijou di ko xaar mook suñu yeneen xarit yi incha allah ñu ñëw léegi donc loolu ñu ngay toog di xaar tuuti alors donc Alpha Bijou super. Alpha Thiam voilà. Voilà.
voilà bon gisaguma Alpha Thiam na ci tax bokk na ci ñi waral waxtaan bi Laaji Alpha Thiam bon gisaguma Alpha Thiam na ci tax bokk na ci ñi waral waxtaan bi Laaji Alpha Thiam voilà donc là ñun ñoo ngi xaar en fait donc ñu ngi xaar tuuti sama xarit Amadou Alpha Thiam mu teg si wala c'est ça voilà di sargalaale artisan yi defar yu jekk yi benn yi ñuy sol ak leneen lu dul moom di participer en tout cas ci Sénégal sunu liggéey sunu defar doo gën a ñoŋ donc loolu vraiment je crois que war nañ leen ci mën a am féliciter sargal leen ci bu baax a baax. sargalaale artisan yi defar yu jekk yi benn yi ñuy sol ak leneen lu dul moom di participer en tout cas ci Sénégal sunu liggéey sunu defar dana ñoom donc loolu vraiment je crois que war nañ leen ci mën a féliciter sargal leen ci bu baax a baax. Voilà, c'est bon. Bien. Donc asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan comme niñ ko promettre woon tey ñu bëggoon waxtaan ci marketing mu laal ñi nga xam ne ñu am njëriñ lañu ñu am importance lañu ci Sénégal. Je vais xoolaale sama ordinateur. Je suis en train de voir pour la lumière, mais c'est pas évident. Voilà. ci marketing mu laal ñi nga xam ne ñu am njëriñ lañu ñu am importance lañu ci Sénégal. Donc je vais xoolaale sama ordinateur. Voilà. Je suis en train de voir pour la lumière, mais c'est pas évident. Voilà. Alors, donc, yàlla mayoon na ma chance, defe naa en 2012 là, j'avais fait la formation des artisans en marketing avec un programme qui avait été financé par Luxe Développement. Donc ça m'avait donné l'occasion mën a waxtaan ak artisans yi ci naka lañu war a mën a doxalee marketing bi ba seen liggéey gën a dox. Artisanat du lu ndaw parce que tout simplement artisanat ci le ministre ba woon waxoon représenté na 10% du PIB. kon loolu du lu tuuti loolu lu am importance la
te artisanat dafa am rôle bu am solo tamit ci li ñuy wax le secteur informel mooy secteur bi nga xam ne boo jëlee fukki liggéey ci Sénégal juróom-ñetti liggéey yi ñu ngi jóge ci secteur informel boo ko xoolee ba xool artisanat mi ngi ci jouer rôle bu am njëriñ. La question maintenant qu'on peut se poser mooy artisanat de am na yu ñu ko tegal am na chambre des métiers yi am na defe naa la maison de l'outil yi ci la bokk boo jëlee ministère artisanat tam defe naa am nañ programme yu bëri bokk na ci programme yooyu wala ci agence yooyu li ñuy wax l'APDA bëri nañ ci sama xam-xam bu gàtt ndax tam yàlla mayoon na ma ay at ci ginnaaw yàgg na ñu consulté mu woon comme expert pour travailler sur la stratégie de marketing de l'APDA boobu defe naa y avait un financement de l'Union européenne pour mën a xool APDA boobu naka lay mën tegee la ñoom lu ñu doon tuddee GUSAC GUSAC mooy guichet unique de service aux artisans et compagnons wax dëgg yàlla defoon naa ci liggéey bi ñu ma laajoon fi mu mujjee nag ba tey wax dëgg yàlla xaw ma ci dara wala boog gëstuwuma ko gëstu bu sori mais jàpp naa ne secteur baa ngi dox ndax defe naa début mars bii rek amoon na journée internationale de l'artisanat ba président de la République doon ci soññ artisans yi ngir ñu gën a góorgóorlu pour mën a def lu muy tuddee moom ay innovation maanaam indi ay mbir yu bees fexe yeesal seeni xam-xam ak seeni mën-mën ngir gën a mën a doxal seen liggéey bu ñuy wax ci artisanat Sénégal wala artisanat africain sax laay wax artisanat la boo xam ne lu ñu sopp la ci bitim réew lu ñu sopp la ci bitim réew lu ñu sopp la loolu ndax bu fekkee tey yaa ngi dugg ci hôtel yu bëri surtout ñuy def le tourisme balnéaire ou le tourisme touristique enfin le tourisme du moins culturel ou l'écotourisme d'ailleurs ni si ñoo ñëpp nga dem Saly muy île du Saloum muy nga dem ba Casamance di nga gis ne seen néeg yi seen hôtel yi nañ ko defee ñu ngi ko inspiré ci artisanat bu dëkk bi quel que soit li nga xam ne loolu la ñuy def boo demee sax ba Ndar am na fa ay tubaab yu fa ubbi ay galerie dafay exposer l'artisanat africain kon sunu artisanat lu ñu sopp la lu jekk la lu am njëriñ la lu ñu xam la defe naa président Chirac ba mu nekkee président France amoon na ci gis-gis ba dem sax ubbi lu ñu tuddee musée des arts premiers nga xam ne dafa doon def art plastique wala les beaux-arts qu'on connaît mais aussi l'artisanat africain defoon ko ci le musée des arts premiers su ma jumul musée boobu mu ngi existé ba tey kon gàcce ngalaama ci seen liggéey bi rafet na liggéey bi jekk na buñ ko seetee ba seet tamit artisans yi góorgóorlu nañu loolu ci fexe quand même tey sénégalais yi di jënd li nga xam ne fii lañ ko defaree lu ci bëri ci ñun léegi ñu ngi jënd ci chambre à coucher yi ñu ngi jënd ci yenn saa yi bibliothèque yi bëriwul nag waaye ci bibliothèque yi ak yu demee noonu léegi daal sunu gars yi ñu ngi góorgóorlu bu baax artisanat bi ñëw boo jëlee tam wàllu bijoux yi sunu gars yi tam ñu ngi fi defar ay bijoux wax dëgg yàlla bijoux yaa ngi dox bu baax surtout bijoux xaalis yi ñu ngi dox bu baax gars yi koy jënd di ko defar muy dox kon artisanat bi am na njëriñ naam artisanat bi bëri na ay problème bokk na ci problème yooyu c'est des problèmes structurels en tout cas pour des décrets d'application de normes il y a des problèmes d'organisation du secteur de l'artisanat loolu ay waxtam yu am njëriñ la il y a le problème important des moyens ndax defe naa état bi waxoon nañu consacrer 15% ci budget construction yi en tout cas budget immobilier bi à l'artisanat mais daf mel ni ñoom ba tey ils n'arrivent pas à capter ces 15% loolu tam problème mu organisation mi ngi ci biir bokk na ci problème yi c'est l'informel ñu ci bëri si ñoom ñu ngi liggéey mais amuñu ay këyit wala taxawuñu taxawaay boo xam ne mën nañu wax ne ñii de mën nañ leen dugal ci yenn mbir yi
bokk na ci loolu tamit li dal baykat yi daf leen dal mooy mën nañu liggéey artisanat mais mënuñu jaay wala boog amuñu xam-xam bu wér ci naka la ñuy jaayee te loolu defe naa mooy illa ak li nga xam ne moo war a lal waxtaan bii nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee mu bëggoon wax ne li ñuy gën a wax sax ci mbirum produit la xëy na bu ci xajee ñu waxtaanee ci mbirum service yi nga xam ne moom la artisan yi di joxe ngeen baal ma bu ko defee marketing seetul ndax entreprise bu rëy nga wala entreprise bu ndaw nga ndax entreprise boo gis dafa am ñeent yoo xam ne ñoo koy séq ñeent yooyu bokk na li ñuy wax le marché des matières mooy su fekkee dama bëgg defar dara war naa mu am ay matières premières am ay intrants loolu la ñuy wax le marché des matières da ngay dem wuti matière première bi pour mën a defar la loolu entreprise yëpp dañ koy def bokk na ci boo bëggee am entreprise avancée il faut que nga am lu ñuy wax ay ressources humaines c'est-à-dire il faut nga dem marché du travail nga dem wër fa ñoo xam ne c'est des personnes formées adaptées ñoo xam ne formé nañ leen ba ñu xam liggéey bi maanaam am nañ xam-xam bi am nañu mën-mën bi te am nañ jikko yi nga xam ne ñooy tax nga mën doxal liggéey bi mu mat ci ñoom am expérience ñu indi leen dugal leen foofu donc yàlla marché du travail ñetteeli marché bi nga xam ne entreprise bi da koy soxla pour mën cee dimbali ko mooy le marché du capital maanaam entreprise boo gis dafay soxla am banque wala institution financière boo xam ne fa lay dem wutee la muy jëli pour mën a am ay investissement wala mu soxla li ñuy wax fonds de roulement ndax fonds de roulement mooy alal ji nga war a di ko sàmm di ko denc ndax lu ci ëpp di nga jaay ci bor te ci diggante ñu lay fay xëy na mën ngaa ñàkk xaalis donc il faut nga am li ñuy wax fonds de roulement donc yooyu yëpp ñu ngi koy jëlee ci système financier bi donc ñetti marché yooyu ñooy séq entreprise bi balaa muy doxal mooy marché des matières marché du capital marché du travail bu ñetti yooyu buñ fa amee lañ soxla léegi dañuy nekk dans ce qu'on appelle un système de transformation entreprise boo gis système de transformation de ressources la su ma amee ay matières am ay intrants am ay nit yu mën liggéey am xaalis gi waat li ci des nag mooy dóor liggéey bi mooy def liggéey bi su ma transformé ba mu mat dafa am lu ciy génn mooy ay produits maanaam defar naa bijou bu rafet wala defar naa lal bu rafet wala defar naa tableau bu rafet wala defar naa sculpture bu rafet yu mel noonu ñoo ciy génn yu mel noonu buñ ci génnee nag dafay laaj nga dem léegi ci beneen marché boo xam ne mooy marché ba lay indil yow xéewal beeg njëriñ bi mooy le marché des biens mooy marché ba nga xam ne foofu la client yi toog di xaar ku ñëw wan leen loo xam ne loolu lañ soxla ñu jënd ko ma bëggoon wax ne ñeenti marché yooyu séq entreprise boo mënti gis marché bu nekk dafa lëkkaloo ak benn fonction ndax entreprise dina taxaw lu mu tuuti ci ñeenti banqaas banqaas ba ca njëkk la ñuy tuddee notamment le marché du quartier encore la fonction production va renvoyer à la fonction, enfin du moins le marché des matières va renvoyer à la fonction production qui va être l'interface maanaam su fekkee da nga bëgg jaay il faut nga soo bëggee liggéey du moins sa entreprise il faut nga am li ñuy wax une fonction production mooy lépp luy jëm ci matière première na nga koy wutee na nga koy stocké na nga koy defaree na nga koy sellalee na ngay contrôler qualité ba mu génn kooku fonction production la boo demee ci marché du travail dafa am beneen interface boo xam ne mooy nekk ci entreprise di lënkaleeg moom c'est la fonction RH la fonction ressources humaines mooy lépp luy war ci naka laay recruter ay nit yu baax naka laa leen di defalee ay contrat naka laa leen di saytoo naka laa leen di motiver naka laay fexe ba seen xel dal ñu am sawarte liggéey bi nu mu gënee mu des beneen fonction desul sax waaye mu topp ci beneen fonction mooy la fonction financière sooy jëflanteeg ay banque ay institutions financières wala ñu lay jàppale comme ay DER ak ñu mel noonu il faut nga am koo xam ne mooy toppatoo liggéey boobu parce que il faut nga am nag comptabilité il faut nga xool lan mooy dugg lan mooy génn lan ngay denc banque loolu yëpp lu am njëriñ la ndax tamit boo dul denc banque xaalis maanaam leb banque day xaw a jafe
xëy na keneen dina ci dellu si wala su fekkee xaj na si ñu yokk ko ci waxtaan bi. mu des nag beneen fonction boo xam ne moo ñu itteel tey mooy la fonction marketing mooy fonction bi nga xam ne mooy fexe ba entreprise bi la muy defar wala artisan bi la muy defar mun ko jébbal ña nga xam ne ñooñu la ko doon yéene wala ñooñu ñoo taxoon muy def liggéey bi ci condition yoo xam ne ñooñu dinañu mën a jënd ci jënd bu xéewale boo xam ne entreprise bi dina ci mën a am bénéfice continuer liggéeyam mais ñoom doon jaay tamit kontaan ci liggéey boobu. xëy na balaa ñuy gën a sori ci loolu ngeen baal ma ci lumière bi vraiment je suis pas très expert en luminosité et Laye Bamba Seck malheureusement n'est pas là donc j'essaie de me débrouiller comme je peux pour pouvoir vous donner une vidéo de qualité voilà donc ma bëggoon wax ne balaa may gën a sori ci mbirum marketing bi dafa am lu ma leen bëggoon fàttali ndax man maa bindoon le guide de la femme entrepreneur pour l'État du Sénégal te bokk na te dañu gënoon nemmeeku mooy entreprise du ñu am këyit dama bëggoon ñu fàttali ko ne balaa nga naan naam nga ne fa am këyit Sénégal yomb na bu dee da ngeen bëri mun ngeen defar seen GIE rek moins de 50 000 defe naa war nga cee mën a am GIE ak këyit da ciy ànd yëpp bu dee yow kese yaay liggéey wala bëggoo ànd ak kenn mun nga dem créer li ñuy wax entreprise individuelle loolu defe naa 20 000 francs sax xëy na du la ci fekk te yomb na yomb boo xam ne APIX rek ngay dem APIX ñëpp xam nañ APIX c'est l'agence des grands travaux boo fa demee nga présenté wu ñu wax la këyit yi nga war a joxe boo ko joxee nga mën a am entreprise ci benn bis la ñuy defaral entreprise ci benn bis kon loolu warul jafe bu fekkee sax déplacé bi daf lay sonal wala ci jamono yi nga xam ne jamono yoo toog sa kër la nga dugg ci internet bi am na ay këyit yoo fay dugal nga remplir ko nga envoyé defe naa loolu war nañ ci mun toppatoo say këyit nga am sa entreprise même bu dul jamonoy confinement mun nga ko def bu dee GIE même chose mun nga tam dem APIX ñu defaral la ko bu dee APIX daf la sori wala xëy nit dañ faa bëri nga dem chambre de commerce sam dañ koy defar mais lu mu tuuti nga am këyit parce que am këyit boobu mooy tax bu entreprise soxlaa ku ko liggéeyal nga mën taxaw ne am naa xam-xam bi am naa mën-mën bi am naa jumtukaay yi waaye am naa këyit bi tax mu mën a liggéey ndax entreprise su fekkee da nga bëgg mu liggéey ak yow jënd say tableau jënd say menuiserie jënd say bijoux wala say je sais pas produit bi ngay jaay entreprise bi day soxla ki koy jaay wane firnde ne mën na ko te mu ngi koy jaay mu am ay këyit parce que comptabilité am daf koy laaj su fekkee kenn damay jënd il faut nga jox ma facture il faut nga wax yow yaay kan ma def la ca des il faut ñu xam tamit kan mooy joxe lan lay joxe fan la koy joxe naka la koy joxe donc état bi day surveiller loolu moo tax c'est important nga am NINEA te loolu yëpp ñu ngi koy boole ci boo demoon tey APIX loolu du nga ko amandoo di nga am NINEA di nga am registre de commerce soo bëggee sax am carte commerçant nga amaale ko vraiment cherul mais nga fexe am loolu ngir entreprise buy jënd ne ah man de Alpha Amadou Thiam moo ma jaay entreprise sàngam la tudd lii mooy RCA lii mooy registre de commerce am lii mooy NINEA bu ko defee booy jaay nga fayee ko waale 18% yi nga xam ne moom nga war a fay état bi ñaare sax boo nekkee entreprise individuelle kenn du la jox 18% ki la koy jaay moom moo koy jëlal boppam dem déposer ko fay ko waa impôt yow bi nga xam ne da nga am entreprise individuelle wala nga am GIE mën nga dem nga bokk ci lu ñuy wax fiscalement parlant nga dugg ci li ñuy wax nga am comme régime contribution globale unique CGU ci li ma yaakaar loolu tam jar na xóotal defe naa boo ba 250 millions maanaam boo amul chef d'affaires bu weesu 250 millions ci at mi mën nga dem bokk foofu te dafa xéewale lu tax mu xéewale mooy benn yoon ngay fay impôt ci at mi benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon doo déclarer TVA doo def dara ndax yow doo jël TVA ba koy déclarer bu ko defee bu at mi jeexee nga dem ca impôt ba nga dëkk na leen ah man de sama entreprise individuelle mi ngi nii liggéey naa ci at bi dama bëggoon def déclaration bi lenn kese la ñu ciy laaj mooy ñaata alal nga am ci at mi ñaata alal nga liggéey ci alal ci at mi soo nee liggéey naa 1 million ñu ne la d'accord 1 million yi nga liggéey ñun dañ ciy couper 5% mooy téeméer bu nekk juróom lañ ciy jël loolu bëriwul defe naa mooy impôt bi gën a tuuti bi ñuy fay donc nga dem defi ko am say këyit mbir la boo xam ne à mon avis mën nga ciy génnee boo demee ba si liggéey gën a dox nga gën a am xaalis
nga wut ay employé wala yow sa bopp nga seet nooy jëlee sa bopp nga dem nag dugg ci wut inscrire sécurité sociale inscrire IPRES ngir tam nga mën a am sa retraite wutal retraite tam ñi ngay liggéeyal loolu daal bëggoon naa ngeen bañ ko ragal ndax boo ko ragalee dafay doon loo xam ne mën na la gàllankoor ëllëg te li bon ci liggéey mooy ngay liggéey say liggéey di gën a dox nga dem ba ci biir nga càng ndax fayoo woon impôt ndax marché bu baax ñëw na xam nga ne mën nga koo gañe waaye mënoo cee dugg ndax amoo këyit wala yu demee noonu loolu daal maa ngi leen di sensibiliser bu baax ngeen taxaw ci leneen li ma leen bëgg sensibiliser balaa muy dugg ci marketing bi mooy booloo ñun ñëpp ñu ngi kaas état bi dafay jël marché yi di ko jox ay doxandeem dëgg la c'est que su fekkee dama toog ne dama bëgg 1000 bureaux mais su ma dee dama am 1000 bureaux yow nga am sa atelier boo xam ne yaa ngi ci koñ bi foofu di jaay di defar ay bureaux yi rafet sax xëy na mais mënoo ma jaay 1000 bureaux je suis obligé dem wuti koo xam ne mën na ma defaral 1000 bureaux ci lu gaaw loolu tam il faut ñu bàyyi ci xel su fekkee dama bëgg def décoration benn immeuble ne dama bëgg des tableaux d'art et cetera et tout teg ma ne j'ai besoin de 500 tableaux pour décorer de tel type et cetera nga toog yow sa bopp ngay defar waaye yow sa defar yaay defar par benn tableau mu wóor ne boo defar benn tableau il faut ñaari fan ñetti fan pour benn tableau mais kañ nga may mën defaral doo ko mën donc loolu tam problème la boo xam ne lu jar a bàyyi xel la moo tax ma ni est-ce que yéen en tant que artisan bu ku nekk amee entreprise am est-ce que doo leen di def ay association pour que boo leen nekkee association de tel groupe d'entreprise ay entreprise mën nañ créer association seen bopp loolu tam mën na ne c'est fait ngeen am doole goo xam ne tey bu ñu lancé appel d'offre balaa beneen doxandeem di ko jël yéen ngeen mën positionné wu jël ko ndax yéen ci réew mi ngeen dëkk mais yéen vous faites ce qu'on appelle de l'art et de l'artisanat africain te loolu lu am njëriñ la je me rappelle bi ma dellu see Sénégal ba récemment sax ay bureau ministre dugguma bureau président de la République dugg naa la bureau ministre yu bëri waaye ministre bi ma dugg sa bureau li ma lay njëkk laaj mooy ani Sénégal fii ani Sénégal ci sa biir bureau ba du jóge Sénégal décoration yi du jóge ñu ci bëri ci ministre yi xam xëy na nag am na ñuy góorgóorlu te loolu li ko indi mooy sunu faiblesse la te ña war a jaay Sénégal mooy ministre yi mooy président mooy ñooñu te yéen war ngeen góorgóorlu tamit wax dëgg yàlla ci di mën a àndandoo pour que marché yooyu bañ leen rëcc marché yooyu ñu ko ci def ngir ku ñëw dugg ci bureau directeur d'entreprise wala directeur wala ministre wala ku mu mënti doon boo fa duggee nga fekk fa Sénégal ndax dëkk boo dem nag kër goo dem da nga fay fekk jëfinu waa réew mi wala seen liggéey boo demee tam ci seen bureau yi ngeen fekk fa tam liggéeyu waa réew mi moo tax ma bëggoon ngeen góorgóorlu di créer ay association ngir ngeen mën a di attaquer yenn marché yi surtout dans le secteur des BTP wala yeneen ak yeneen pour que dëggantaan ngeen mën feeñal suñu artisanat loolu tamit lu am njëriñ la booloo boobu day tax ngeen répondre à appel d'offres ensemble booloo boobu day tax ngeen mën attaquer de grands marchés mais booloo boobu day régler aussi un autre problème très 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 important pour les artisans c'est le problème des matières premières parce que bu fekkee da nga bëgg liggéey ci bijouterie wala ci bois wala yu mel noonu yow kese nga bëgg ne damay dem jëndi ay or du yomb am na quantité yoo xam ne pour nga am ko day jafe voilà maa ngi dégg sama mbokk yi comme ñoom Alpha Bijou Thiam di kaas naan or bi ñuy defar Sénégal nañ ci jot defe naa tey jii war nañ mën taxaw ne ñun kat soxla nañ sàngami lingot d'or wala sàngami tonne d'or ñu xool ñoom nuñ leen di dimbalee jox leen ko teg parce que soo demee ci banque ne ko dama bëgg leb pour jënd or wala pour jënd bois mais banque bi bu fekkee ne amoo doole du la sawar a lebal moo tax ñun ku ne war na mën seet naka la ñuy booloo ba ñu am doole ba bu ñuy commander ñu bañ a commander lu tuuti ñu commander lu rëy waaye ñu ànd goo xam ne bu ñu demee ci gouvernement mën a teg ligne de financement jox ñu lebal ñu bu ñu demee ci banque dinañu mën lebal parce que am nañ doole te li ñuy jënd am na njëriñ donc loolu tamit bëgg naa dëggantaan képp ku nekk si ñun bàyyi ci xel ndax booloo boobu day tax ñu mën a am capacité d'approvisionnement bu am solo ñu mën tabax ay entrepôt denc suñuy matériel teg nag une gestion lay tax nit di gën a ragal booloo lenn kese la mooy kenn du wóolu sa morom loolu moom du Sénégal kese adduna gi yépp la mais boo gisee ñeneen génn ci lenn kese moo ko waral mooy la transparence bu ñu nekkandoo ensemble dañuy teg des règles transparentes amul maay président lu ma neex def wala maay secrétaire général lu ma neex def wala maay trésorier lu ma neex def dañuy teg ci table bi ku nekk la ngay def ñu bind ko saytu ko leerlu ko ba mu leer ba ku nekk ñu xam exactement lan ngay def su boobaa dafay am transparence
bu ñu liggéey ak ay nit di fayanteeg ñoom këyit yeeg yépp ku nekk da ko war a gis ñëpp xam ko ce qui fait que du am benn problème la ca des mooy ñu teg salaire parce que bokk na ci entreprise artisanale yi seen problème mooy da ngay liggéey patron ba jël def ci poosam wala seet nu muy neexal ñi ti neexal leen déedéet il faut mettre des contrats mettre des salaires yu leer ce qui fait que du am lu lëndëm ku nekk xam nu mu demee loolu maa ngi leen di ci soññ tamit bu baax a baax a baax ñu nekk bois laa gën a yërëm parce que bois bi de plus en plus c'est réglementé tey pour jot ci bois bi problème la les forêts sont protégées le trafic de bois est extrêmement contrôlé tey dëkk yi ëpp bois ci àdduna bi sax pour ñu dagg ko jaay ko ngandam problème la te loolu tam booloo bi mooy tax ngeen mën ci génn ma leen di ci soññ bu baax a baax a baax pour ngeen mën a daal booloo am ay këyit pour ngeen mën a booloo pour ngeen mën am ay outils de gestion maanaam ngeen xam ni ñuy defee comptabilité ak ñoom seen bu fekkee xamu leen ko am na lu ñuy tuddee ay centre de gestion agréé sàllaaw fu nekk am na fa boo leen laajee chambre des métiers wala chambre de commerce dinañ leen si jàppale ngir ngeen mën a am comptabilité ndax gestion dafay ànd ak transparence maanaam dafay sell te leer ba nga xam luy dugg ak luy génn nuñ koy doxalee loolu mooy mën tax nga jaay génn ci am bénéfice nga seet bénéfice noo koy xaajee lii nga neexal ci employé yi lii nga denc sa poos la ca des tamit nga jëndaat ay machine wala yu demee noonu wala nga ubbi yeneen boutique sa affaire gën a mën dox loolu mooy sensibilisation bi nga xam ne bëggoon naa ko indi te li ma doon wax daf ma ñor ndax dafa lié tamit ak njaay mi su fekkee da nga bëgg jaay il faut que tam ci ginnaaw lépp li war a mat ñett yi mooy marché amont mooy foog nga am matière bu doy foog nga am xaalis gu doy foog nga am nit ñu doy ngir nga mën defar lu doy mën ko tam jaay mu génn loolu tamit wax dëgg yàlla bëgg naa yéen ñëpp ngeen jàpp si marketing nag boo koy seet ba seet niñ koy firee bëri na wante am na ñu jàpp daal ne marketing mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def ngir ña nga xam ne da nga soxla ñu jënd ci yow ñu mën a am xemmeem ak sawarte ñëw tànn li ngay jënd lépp loo xam ne da nga koy def ngir mën a influencer ñi ngay jëflanteel ba ñoom ñu mën a jënd la nga leen di proposer marketing du leneen lu dul loolu kon marketing influence la marketing naxante la ak nit ñi marketing tam seet nit ki mooy kan lan la bëgg lan lay xaar nga jéem a dem fekk ko moom ci bëgg-bëggam fi mu ko bëggee ak ni mu ko bëggee moo tax dañ naan la booy def marketing dañu bëgg sa doxalin nga teg ko ci benn yoon boo xam ne maanaa ci ñetti vitesse lay doxee wala boog ci ñetti j'ai pas le bon mot ci ñetti dërëñ daal lay tëddee dañ naan la booy def marketing bëgg mu dox le premier point bi nga war respecter mooy connaître su fekkee da nga bëgg jaay commencer par xam ñi ngay jaay ñan lañu li ngay jaay amul solo loolu bëgg naa ñu xam ko defar naa tableau bu rafet amul njëriñ defar naa bijou bu am 50 000 carats amul njëriñ li am njëriñ mooy kan laa bëgg jaay ki may jaay kan la ki may jaay lan lay xaar ci man ki may jaay ñaata la am ci poosam ki may jaay ñaata la pare pour jënd ki may jaay ci ban mode lay dox ci ban âge la am lan moo ko saf lan moo ko saful lan la bëgg lan la bëggul lan la ragal loolu